juróom benn bal ci benn ñaaral pàcc xibaar tàggat yaram dinañ ci ànd ak tamit ba tey yéene kay ak Mouhamed Talimou Ba ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. dañ koy tàmbaleek ñaari bakkan yi rot di bilan accident bi am foofe ca Missira ca 30 kilomètres bu foofe ca Kaolack ni ki démb la am ci àjjuma ji benn bisu transport bu Al Azhar ca Tambacounda diggante Tambacounda Kédougou moom moo dal ci benn moto Moussa Omar Gueye ci ay leeral. ñaari nit ñoo ci faatu juróom benn nit am ci ay gaañu gaañu loolu nag nekk benn bilan wu accident boo xam ne bus Al Azhar bi soxee ko woon ci Kédougou doon ñibbisi ci Tambacounda moo mbëkk benn tricycle muy moto yooyu di am ñetti roue li nga xam ne nag moom mooy camion gros porteur yi nga xam ne dañuy stationné di taxaw ci tali bi loolu nag bokk na ci li nga xam ne moo indi musiba mbaa bëkkumba boobule ndaxte bus Al Azhar bi soxee ko ci Kédougou bi muy moytandiku camion boobu nga xam ne dafa taxaw ci tali bi ci jamono jooju la seen beneen camion hydrocarbure buy ñëw ci boobu nag la wattandiku daal di dal ci tricycle bi nga xam ni dafa yeboon ñaari nit yoo xam ne ñu ngi woon ci yoon war a dem ci seeni tool loolu nag nekk benn accident boo xam ni wane na ni ñaari nit faatu nañ ci juróom-benn nit am ci ay gaañu-gaañu ci juróom-benn yi ñeent yi libéré nañ leen ñaar yi ñu ngi ñu téye ci hôpital régional bu Tambacounda loolu nag di delloo si ci xel yi lépp lu jëm ci wàllu sécurité routière ana yan anam la ñu war a gën a mën a def ngir gën a mën a toppatoo kaaraange askan wi ndaxte tali wi mi ngi wéy di lor doomu aadama yi Moussa Omar Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye ca Toubatoul naka noonu ab soxna moom moo dal di ñàkk bakkanam gannaaw ba mu daanoo ci ab teen sapeur pompier nag di indi ay leeral gannaaw daal foofee askan wi seen mer ne dañoo yéex a ñëw ngir dimbali ko ca ba mu daanoo ci boobule teen ndax dañoo jàpp ne moo nañ ko wàllu waaye nag buñ sukkandiko ci commandant 21e compagnie d'incendie ak secours foofee ca Thiès ay élément am nag def nañu lu ne ngir dimbali ko waaye mujjul antu naam sax ci boobule jamono wala sax ci boobule waxtu waruñu woon mën a dem ngir daal di intervenir ci waxtu boobee leerali capitaine Mouhamadou Boko Diallo di commandant bu compagnie boobee. démb dañ ñoo alerté ay côté 22 heures yooyu noonu pour une personne tombée dans un puits maanaam nit bu daanu ci teen mais bi ñu jotee appel bi ñun xam nañu ñun groupe bi ñu yor te muy def ay plongée maanaam di dem ci géej gi di wallu nit ñi wala di dugg ci teen yu am ndox di wallu nit ñi groupe boobu noonu ci compagnie bi nga xam ne Tivaouane ak Thiès la. maanaam groupe boobu Tivaouane rek la am donc ñun bi appel bi ñëwee Thiès bi ñu jotee appel bi Thiès automatiquement dañoo jox message waa Tivaouane ne leen dem leen ngeen jéem a xool ndax di ngeen mën a wallu nit kooku noonu. bi ñu leen joxee message bi jaaxal na leen parce que guddi normalement waruñu intervenir mais il fallait ñu dem def reconnaissance pour xam lan moo fa xew. bi ñu yeggee sur les lieux vu la situation ñu woo ma expliqué ma may leen donc engagez-vous donc adjudant chef bi engagé le personnel waruñu ko woon def c'est interdit que groupe boobu noonu ñu leen di dugal ci géej guddi wala ñu leen dugal ci teen bu am ndox guddi wala ñu leen di dugal sax ci dex guddi c'est interdit mais dañu ne puisque nit moo fi nekk nañ jéem a xool ndax dinañ ko mën a retrouver peut-être que eggagul ci suuf war nañ ko mën a gàttandu avant mu yegg ci suuf donc bi ñuy dugalee suñu personnel bi mu sol équipement et tout mu dugg dem ba vraiment mbir mi ci biir mu wër bay bëgg a dee gisul dara. mais est-ce que maanaam yaakaaroon ne bu fekkee ne am nañ matériel bi war loolu du yomb liggéey bi du yomb. matériel bi yemb na groupe boobu noonu am nañ lépp lu leen di permettre ñu dugg ci teen génne nit wala ñu dugg ci ndox ci géej wala ci dex génne nit mais dafa fekk ni mooy li ma la expliqué léegi nii ndoxu taw bu ànd ak ndoxu teen ban bi raxaale ci dina jafe trop nga am torche bu lay taxal nit ci suufu teen bi ci taatu teen bi pour mën a retrouver nit. Ibrahima Diame nekkoon ci tataan yooyu lee kaddu. ak RFM kumpa jeex na. Bako Dior gox la bu nekk foofu ca commune bu Ndiop foofu nag daanaka dara mu. dara wéru. nee ñu nag jot ci ndox mu neex te sell jafe-jafe la bu mag foofee ca Bako Dior ak ñetti dëkkaan yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër mu bokk ci Serel Mbelgoor ak Laxaar. dañuy takk ay mbaam di rooti si ay teen boo bëggee rooti affaire bi xiin doo xam nooy def pour am ndox boo naan. doo am ndox boo jëfandikoo mënuñu koo am amuñu ndox amuñu courant. ab poste de santé nag buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo doon janoo ak taskatu xibaar yi nee ñu ña nga ko fay tabax boobaak léegi mat na juróomi at ñoom nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaawantul liggéey bi ngir rek yombalal askan wi faju rawatina jigéen ñi Aminata Goudia bi Fatick RFM. juróomi téeméeri étudiant yu université virtuelle bu Sénégal section Guédiawaye nag di daw ba tey ngir ñu jox leen seen jumtuwaay yi ñu war a jàngee te ñoom nee nañu ministère bu leen boote moom moo leen ko dig
diggoon waaye ba tey dara ñoom ñee nag dañoo jàpp ne daal nguur gi da leen a fàtte te sax dañoo fas yéene dem ci kaw télé bi wane fas yéene naqar suñu ndaw foofu ca géej waaye dem na waxtaan. jàng comme li nga xamante ne nii waa UCAD am nañ ko wala waa UGB am nañ ko ou bien les autres universités man mi Gora Niang j'ai reçu mon outil de travail mais tamit y a d'autres yoo xamante ne nii jotuñu seen outil de travail et pourtant ils ont fait correctement les cours transversaux. ñoom nag daal di mer ba futu tax ñu génn laaj jumtukaay yi ñuy liggéeyee laata ñuy tàmbaliwaat année bii di ñëw. RFM Guédiawaye Omar Mbow. ñeneen ñi mer di responsable conseil communaux bu jeunesse foofee ca département bu Kanel ñoom dañoo mer lool ministère bu environnement ndax dañoo daal jàpp ne moom mii di Abdou Karim Sall ma ngay salfaañe plateforme boo xam ne daal foofee la ndaw ñi doon inscrire ngir ñu doon ay candidat ñu jël leen ci li ñuy wax ay emploi vert waaye daal dañoo jàpp ne boobu de plateforme daal kii di Abdou Karim Sall da koo jël te gënale moom maanaam li ñuy wax. ay ndaw yu bawoo ci fukki commune ak ñaar yi bokk ci département bu Kanel ñoo daje ca siège conseil départemental bi ngir ware seen naqar mere gi ñu mere jëwriñ gi yore wàllum environnement ñuy gis ni ministre bi di Abdou Karim Sall ci liggéey yooya nga xam ne njiitu fële Abdou Karim Sall ma nga xamante ni mbaaw sax mënu fa régler dara mu ñëw si département bi mu bëgg ñoo jaxase mais ndaw yu mu jël yëpp leen def transport de vote boo leen demee benn sa par benn amul kenn ki siy woote si commune de Orkodiéré ñëpp la def transfert de vote ñu ngi wootee mbaaw. ndaw yi nga xamante ni nag amal nañu seen daje taskatu xabaar yi ci biir ëttub conseil départemental bu Kanel xamle nañ ni daañu amal ay manifestation ci commune bu ne lépp rek ngir xamal askan wi li ministre Abdou Karim Sall doxee ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg jéem nag ngir recueillir réaction jege ñaale ministre Abdou Karim Sall waaye ba waxtu bi ñuy àddoo tonto gut mu nekkoon seen atango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang kii di maire bu mairie bu Kaolack àdduna gannaaw daal kàddu yi nga xam ne dañ ko yëkkati woon ci suñuy antenne ni ki démb di askanu Lindiane municipalité ba nag ne mu ngay liggéey ngir saafaraam ànd ceeg ñii di waa Sen'Eau waaye nag buñ sukkandikoo ci chargé suivi ak contrôle bu commune boobee nag askanu Lindiane moom ñoom ñoo bañoon daal Sen'Eau ñëw débranché seen i tuyau yu jógee ca usine bu Sonacos ne daal ndox mi kenn du ko fay ñu déglu kii di Amadou Tidiane Lo di chargé suivi ak contrôle bu commune ba. ci fan yii ni ñu génni Lindiane ñàkk nañ ndox ndax li waral ñàkk ndox bi mooy usine bi nga xamante ne mooy Sonacos moo leen doon may ndox dañoo am problème dafa am problème technique yu fa am te problème technique yooyu nag moo tax ñoom amuñu ndox waaye Sonacos bi nii entreprise la buy accompagner bi nga xamante ne mooy waa Lindiane fexe na ñu waxtaanee nag ñoom nag ci la ñuy doog a nangu bindal ñu nopp def nañ ci liñ ci war a dem ba nga fi nga xamante dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan waaye nag dafa am ay yoon yu ñu war a jaar yoon yooyu nag wax nañ ñu ko ñu ngi ci te liñ leen di wax le 17 bii passé ñun lañ fa dem waxtaan ak ñoom le 18 ñu génni def sortie kon li ñu jaaxal ñun ndax amul lu nekk seen ginnaaw wala amul leneen lu leen di wax loolu ndaxte waxtaan ak te ñoom xam nañ ne ñun lépp luñ ci waroon def nañ ndax tamit Lindiane dafa bokk ci commune Kaolack te commune Kaolack nag ñëpp la boot lépp lu mu warloog ñoom ñu ngi koy kon nag lii daf ñoo jaaxal waaye nag ñu ngi xam ne mairie Kaolack pare na pour jël engagement ba lépp loo xamee war na ko def ci norme ba ñoom ñu am ndox ci yoon. juróom ñett waxtu teg na fukki simili ak ñaar fii ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee taw yi bari lool fan yi ca Mali bu Ndakaaru rawatina foofe nag métti na lool ngir dawalkatu woto yi chauffeur taxi moom sax dañoo daal di jël seeni woto gaare ko ndax ragal ndoxu taw mi waaye tam ñenn ci ñoom daal ne faw ñu daw ndax dépense moo ko waral nag ba ñuy di client ñi moom bu ñu bëggee jël taxi faw ñu génne lu bare bari am na ta ba reportage. tali yi daal di fees dell ak ndoxub taw lu ñu mel nag daal di tax ba dem bekk dikk bi daal di taggatémbe ci banlieue bu Dakar daal di indi ay embouteillage yu jéggi dayoo ci buntu Pikine bile situation nag daal di tax ba dawalkatu taxi yu bëri daal di gaare seeni woto ñaari chauffeur yi Souleymane ak Cheikh ñoom nag liggéeyuñu ngir rek bañ ay panne yoo xamante ne da leen di jural ay gàllankoor yu bëri. metti rek ndox mi bari na amoo foo jaar. ñoomut pexe rek ak ñam yenn soxla yu urgent yi ñooy jóg di daw ak affaire yooyu. xalem lay yàqal day bari. ci arrêt car rapide bu buntu Pikine apprenti chauffeur yi nekk di wër ay clients.
ñoom nag seeni oto mën na daw ci ndox mi waaye bu ñu sukkandikoo ci dawalkat yi dañuy dem ay yoon yu bëri ci mécanicien yi Moussa. super mën nañoo jaar ci ndox mi loolu daw fi ne nii boo waajee da nga koy dépendre woon toro saa yu ma xëy naa taxaw defar nga fay bëri ay 5000 francs lu ko tali bi am na ndox bari yoon yi baaxul. Cheikh Tidiane war a dem ca Kër Massar ginnaaw ñaari waxtu ba tey ji mënagul am oto bu ko yóbbu. laay xaar pour dem Kër Massar à peine 2 heures de temps maa ngi taxaw mënuma am oto boo ndox mi dafa xaw a bari ba tax na yoon yu bëri c'est pas praticable. ndoxu taw mi daal di ñëw gën a yaaxate yoon yi nga xamante ni li ci baax bëriwul daal di jafeel itam dem bekk dikk bi tax nag ba ñenn ci ay dawalkat di ci profité wu ngir daal di yokk njëgu dem bekk dikk bi mécanicien yi itam di ci gis seen bopp bu baax a baax. Aminata Ba Tiwaawoon naka noonu ndoxu taw mee ko sonal gox ba nag gox bu sell boobee amaloon li di Ashura ma la ñuy wax taajaboon ci nag jamonoy mbënn bu ñu sukkandikoo ci Abdou Aziz Diop moom mooy coordinateur régional coalition bu ñuy wax publier ce que vous payez maanaam fësal leen li ngeen di faral di fay li ma nag bëgg moo ñu jeexal programme bu jëm ci assainissement maanaam wutal Tiwaawoon ay xàll fa ay yoon daal yoo xam ne bu ndox mi ñëwee du leen sonal ndax boobee bañ ko fa lancé yàgg na am na tey daanaka ñetti at Abdou Aziz Diop ak Pape Bestiba. du lu bees ndax mbënd mi moom Tiwaawoon at yëpp moom la ñuy dund mais ren dafa rawati mu tombé ci jamonoy Ashura muy tam xarit bi quartier yu bari tey ak kër yu bari ndox bi daanaka mi ngi ci biir kër yi mi ngi ci biir quartier yi donc famille ànd nañoo njaaxare mais li ñu gën jaaxal mooy war na mat ñetti at ci ginnaaw août 2018 ministre bi fi yoroon assainissement juróom-benn weer avant ñu dem élection présidentielle 2019 dafay ñëwoon lancé programme bu mag programme boo xam ne ñeenti milliards ak ñetti téeméeri millions la mu waroon jël fukki quartier ci 72 quartiers yi Tiwaawoon ëmb mais programme boobu ñeenti milliards ak ñetti téeméeri millions la woon mais gis nañu ni tey ñu ngi ci ñetti at loo xam ne dafa doon duré at ak genn wàllu fukki weer ak juróom-ñett mais ba léegi programme boobu mi ngi tagga témbe ñu bëggoon xam fan la sooxee lan lañ ci jot a def lan lañ ci jotul def mais beneen bi tam mooy Tiwaawoon tey kenn amul foo jaar soo bëggoon dugg tey ci centre ville bi tali bi jóge gare routière dem di Tiwaawoon dafa daggu ndax ndox maa ko nangu daanaka donc il faut nga jaar yoonu bi jëm Saint-Louis wala nga jël voie de contournement beneen bi mooy quartier Cheikh El Hadj Malick bi nga xam ne tey fa la Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu tëdd ak njabootam yëpp waaye itam fi la xalifa bi nekk ak njaboot gi yëpp fa la ñu nekk mais quartier boobu dañ ko tali lu gën bari c'est ci biir programme initial bi ñu lancé woon jëluñu ko woon en charge léegi nag nee nañu am na déggoo xaatim bu am diggante Ageroute ak ONAS pour ñu war a toj tali bi pour dugal fa tuyau yi mais loolu aussi tàmbaleegul depuis 2017 ñi ngi dànkaafu ñi ngi alerté ndax loolu mooy rôle en tant que société civile donte la njaboot lañu dañu woon gàmmu 2021 jàpp 2022 c'est dina dem diiru fukki at dafay dugg ci biir nawet c'est Tiwaawoon dafay accueillir ay millions de fidèles te ñu bëree bëri nekkuñ ci kër yi dañuy tànt ci mbedd mi ci la ñuy toggee ci la ñuy dëkk mais imaginons Tiwaawoon boo xam dafay def gàmmu ci biir mbënd mi loolu ñàkk a fàggandiku la moo tax ñu wax ni jàmp na tey ñu def programme spécial pour eau pluviale surtout pour Tiwaawoon. ñaareelu pàcc xibaar yi dañ ci ànd ak yéen ak tàggat yaram. RFM Sport. ñoo tàmbalee ko coupe du monde beach soccer foofu ca Russie Sénégal nag matcham bu njëkk da ko dal di dóor juróom-benn bal ci benn seen diggante ak ñi di waa Uruguay ni ki démb la woon dina victoire boo xam ne day dimbali Sénégal daal ngir li des ci championnat bi ñu demee ceeg xel mu dal bu ñu sukkandikoo ci seen capitaine di Alseyni Ndiaye. dañuy sant yàlla bu baax a baax donc si ndam li mu ñu may parce que yombul woon donc te dafa baax booy tàmbali tournoi nga démarrer ko ak ndam donc dina mën a permettre équipe bi du am doute donc dina mën a tax ñu gën a mën a waajal suñu ñaareelu match bi contre Portugal bi nga xamante ne nii moo jëloon coupe bi donc fu mu nekk nii comme li ñuy wax rek dañuy jéem a fàtte match bi donc jéem a concentré wu pour préparer match de dimanche bi nga xamante ne nii dafa décisif donc nga xamante ne buñ ko gagné donc mën nañu wax ne presque qualifié nañ quart de finale et te suñu objectif aussi donc mooy terminer aussi premier ci poule bi donc te loolu il faut que dimanche ñu concentré wu indi engagement ak détermination ñaan yàlla moom may ñu ndam bu sedd guy incha allah ci kaw Portugal. ci beneen match bi nag maanaam ca groupe D ba Portugal moom moo door ñi di waa Oman juróomi bal ak ci ñett ñoom nag di gaynde Sénégal nag dimanche maanaam ëllëg la ñu war a amal seen match ak sax ñi di waa Portugal ñoom ñoo nekk champion en titre maanaam coupe du monde bi wees ñoom ñoo ko daal di jël. match huitième de finale bi ñu waroon a amal ci samedi bi diggante Génération Foot ak Jàmbaar du am Génération Foot daal dafa déclaré forfait ngir li des ci saison bi bu sukkandikoo ci ki yor jokko bi foofee nag kii di Talla Fall dafa jàpp ne du kenn ku dul responsabilité wu fédération sénégalaise bu football ndax nañu télé
mënuñu fexe ba respecté calendrier wu compétition boobee moom nag di Talla Fall ne Génération Foot nag dafa daal di libéré yenn ci ay joueurs am ngir daal tàmbali liggéey bu jëm ci entretien yenn ci ay terrain d'entraînement ñu déglu kii di Talla Fall ak Mohamed Diop. ñu arrêté championnat bi ba boobu ba léegi bi ñu programmé suñu match ak Jàmbaar boobook léegi kenn defu ci dara kenn waxu ci dara dañuy jékki-jékki nañu dañu suspendre coupe bi ba à une date ultérieure boobook léegi ñu toog nekk ci campagne ñëpp gis ne campagne yi ñu doon dew mais kenn waxul woon li des ci coupe du Sénégal ñun bi ñu toogee ba gis ne kenn waxatul dara kenn waxul lu ci jëm mais mënoo garder ay joueurs ak personnel boo xam ne xamuloo kañ ngay reprendre donc il était beaucoup plus sage pour nous déjà que dañu waroon defar terrain bi reprendre ko on s'est dit qu'il vaut mieux ñu toog defaraat suñu terrain entretenir installation yi moo gën que ñuy toog di xam de est-ce que dinañ jouer wala duñu jouer bi ñu leen libéré rek léegi ci la ñu toog yëg ne ci diggante bi ne dañuy war a reprendre compétition bi ñun ñu daal di bind à la date du 13 xamal ne fédération fi mu toll nii xale yi dañu dellu ci ay région yi ñu dellu kenn xamul lan lañ fa nekkee bu ñu ñëwee est-ce que dañ leen di war a defloo ay test wala dañ leen war a isoler wala dañ leen war a defloo dara donc moo tax ñu nit ñu jël la décision nañu demander à ce que fédération mu retirer ñu de la compétition. Est-ce que ragalu leen fédération sénégalaise de football teg leen ay daan. xam nga loolu nañu xool rek li nga xam ne moo jaadu ndax ñun li ñu joxe comme raison valable na wala valable cas exceptionnel am na fu nekk. jaajëf Mohamed Diop dañu ànd ak yéen léegi ci yéenekaay yi ak kii di Mohamed Alimou Ba. RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance santé famille Werwerle seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dal leen ak jàmm inondation yi commencé na lotal waa banlieue Ndakaaru sama naataango bi di journal Le Quotidien ne waxati ko aux sources de malheur ku nekk xam na ndox daanaka ba neex la waaye waxal ni rek comme ni ko sama naataango waxee daanaka au malheur waaw ndaxte ku nekk gis na lu mu indee ci wàllu coono fële ci banlieue sama naataango yokk ni waaw rawatina Kër Massar fu mu toll nii daanaka coono bu metti lañ dëkkee loolu nag gannaaw bi investissement yiñ fa jot a def waaw jot dañ daanaka sànni xaalis ci ndox sama naataango loolu la wax Macky Sall moo tax sa jot na convoqué benn réunion de crise ngir xool nu muy génnee nit ñi ci mbënd mi sama naataango bi di journal Libération ne scène de désespoir gannaaw bi ma demee ci banlieue loolu lay seedee ndaxte gis naa fa ay daal yoo xamante dañoo daanu gaañ fa ay nit ñetti nit am ci gaañu-gaañ ci jidd caaroy kaw naka noonu route nationale bi ñu baare ko ci Diamaguène Sicap Mbao nit ñi dañoo gën mer ne waa ñoom mënuñu dëkkee ci ndox mi autorité yi di leen bàyyi ci ni nu mel duñu ko nangu Sud Quotidien ne Dakar sans lise Saint-Louis pat daanaka Saint-Louis itam kenn demul mu des sama naataango bi di journal Les Échos ne banlieue Dakar daanaka nager rek booy dem foofu daanaka préparer sa bopp nga nager sama naataango bi di journal Enquête ne daanaka ndox mi sotteeku Dakar daanaka démb ak barki démb indi na ay sinistré L'Observateur ne ma wax leen ko man mi dem naa fa def ba ay reportage gis naa fa ay coono gis naa fa ay blessé gis naa fa terre boo xamante ni daanaka eau de pluie dañ ko envahir naka noonu gis naa fa itam ay nit ñi mer waaw ay jeunes yoo xamante ni nee nañ dootuñu nangu li nu mel sama naataango yi xëy itam wax ci politique waaw gannaaw bi coalition boo xamante ni opposition bi commencé na ko teg tango ne ban coalition sama naataango ne coalition bi ngeen xam Pastef PUR taxaw Sénégal Thierno Bocoum mer na nee na waaw lii mooy lan mooy lii ngeen jékki-jékki teg seen coalition ñoo nekkoon ensemble opposition lii mooy lan ñu xam dëgg fu ngeen jëm wax leen ñu loolu la ndaxte ñun dañoo jàpp ni baree ko kenn xamul fu ngeen jëm ngeen jékki-jékki génne seen coalition di jéem a dem ci élection yi waxtaan leen ak kenn lii mooy lan journal Libération ne en tout cas bi alliance bi moom gu amer la am gu amer daanaka neexul sama naataango bi di journal Source A ne bu dee yàlla tax ñu wax ne ñoo xam ne dëgg rek petit peu dañoo mer loolu la waaw luñ leen invité wul rek loolu la waaw sama naataango ne gannaaw kii di Thierno Bocoum kii di Mamadou Massali moom itam attaqué na l'opposition bi nee na opposition égoïste daanaka intérêt rek lay topp naataango journal Les Échos ne waaw Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade bu
dee yàllaay tax ñu wax éclaté nañu unité amatul léegi ku nekk gérer lu muy gérer unité amatul sama naataango bi di journal Les Échos jox parole ki di Pape Diop ñu ne ko waaw yow waa bokk gis-gis naka ngeen gisee coalition ñoom Sonko ñoom Karim Wade ak Khalifa Sall mu ne seen coalition bopp la man mi Pape Diop man mi ak bokk gis-gis man mi waaw loo xamante ni waxtaanee wuñu ko ñu defee ko noonu rek nii rek man nag ñàkkuma ful la duma ci bokk waaw du ma wayal si yaan nag dañu xam dëgg duñu nangu ñu jouer loolu mi-temps wala ay remplace ñun dañuy bokk ci 11 premiers yi dañuy bokk ci yooyu Cheikh Tidiane Dièye ne dañoo war a fédérer force yi loolu laa gis ñu bañ a affaiblir suñu bopp ci kanam nguur gi sama naataango bi di journal L'Observateur ne xam nga coalition Sonko Khalifa Sall Karim Wade boo xoolee bu baax ñoom dañoo xool ci l'opposition bi xool natt seen force ñu gis opposition bi bëri na ñu ne am nga opposition dafa bëri ñun xam nga laal dañ jël grand yi ci opposition bi ñu dem suñu yoon sama naataango ne looloo tax ñu waxtaan ci suuf calmement laisément jël seen affaire dem bàyyi les petits là ñu toog fële yëguñu dara yëguñu sax lu xew moo tax ñoom dañoo def réel politique nguur gi sa tey jii la ñuy xaar mu fixé caution bi loolu la Sud Quotidien wax ndaxte ministre de l'intérieur jot na waxtaan ak kon parti mu toll nii mu nekk gis na position tranchée yi bugguñu nangu benn changement kon caution bi nguur gi moo koy fixé ci fan yu njëm ñu jeexal ak sport naataango bi di journaliste Quotidien ne en 2022 bi Sénégal favori la waaye nag jaaxal mooy su ne bu ñu nee Sénégal favori Sénégal décevoir loolu laa gis mu laaj nag waaw ndax statut favori boobu dafa ragallu sama naataango jox parole kii di Amara Traoré ne nañu xam dëgg man lu ma jàpp mooy nañ gérer stress bi ak angoisse bi daanaka boo nekkee favori boo deful attention da ngay perdre pied loolu laa gis nañ leen gérer mental sama naataango joxaat parole Pape Thiaw ancien international boo xamante ni nekkoon na ci équipe nationale moom itam man loolu laa jàpp pression bi dañ ko gérer loolu moo am importance sama naataango bi di journal Record xëy nag wax ci derby Premier League bi deuxième journée show derby diggante Arsenal ak Chelsea ñu ngi koy xaarandi naka noonu sama naataango xëy wax itam ci Gana Gueye waaw démbu équipe bi gagné na Brest Paris Saint-Germain gagné ko kii di Gana Gueye wane fa boppam lool ndaxte moo dugal bii bu rafet démbu sama naataango kontaan ci lool la ñu jeexal ak sunu lamb moom nag xëy na wax ci Bombardier nee na Bombardier gàcce ngalama ndaxte champion la waaye nag na jaar-jaar boobu nekkoon na mool daanaka da doon pêché nekkoon na itam footballeur waaw nekkoon itam élève bu mën a jàng sama naataango ne Bombardier loolu yëpp la de benn facette la am face cachée Bombardier bi mën ngeen ko lire ci sunu lamb jërë ngeen jëf. NCA assurance santé famille weer-weerle seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Mouhamed Aliou Badiane.